waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës ca Koumpentoum xibaar bu tiis moom la ñu yeewoo kooku ngeen di gis moo doonoon commandant Tamsir Sané jiite woon nag brigade bu Koumpentoum moom nag dañu ko faat tey bi suuf seddee ci ay Samba Boy ñoo doon dem ca poste finance ba nekk ca bërëb ba ñoom nag seen intervention boobee ci la ñu ko soxee bal mu daal di faatu di ngeen dégg ci biir xibaar yi commandant Babacar Faye yore lu jëm ci wàllum jokkoo gi ci gendarmerie faat googee ñu faat nag moom commandant Tamsir Sané tax ñu sampap laaj wala sax ab taxaw seetlu ci fitna gi nu nemmeeku jamono ji dafa mel ni daal dañoo suy pobar ci yenn ci ay diwaan bu nu ko waxee nu ni mel dañoo gis Samba Boy yu takku ba dëgër di faati bakkan wala sax ay ndaw yuy xeex ba lu ci bakkan di ci rot loolu yëpp daañ ci ñëw faram fàcce ko beneen ponk tiis muy Ahmed Amar amal nañu levée du corps sànq ca jumaay Point E laata ñuy jubali ca dëkku maam Cheikh Anta Mbacké Daaru Salaam ci Touba fas yéene ko faa jébal boromam xarit ak am di jàmm ñëpp yëkkati ay seede yu rafet jëmale ko ci moom seede yooyu itam la ñu mënoon a nemmeeku bi ba néew bi di yegsi ca aéroport international Blaise Diagne kanu fa yebaloon di Pafar Ñing dinañ ci dikk ak ñun itam ci biir xabaar yi beneen ponk itam muy aw tiis ba tey foofee ca Rouen ca France doomu Sénégal bi ñu fa ngeen baal ma doomu Guinée bi ñu fa faat nag daanu tef rek sargal boobee nag dinañ ko jaarale ci ab doxub jàmm boobee sax njoxtu nañu ne soxnaam ak benn doom bi mu amoon dinañ ko teewe dinañu dem ca Rouen fekki fa suñu naataango Cheikh Sidou Sila naka noonu itam daañu dem ca Tunisie waxtaani fa Mohamed Ennasser mi fas yéene wuutandikoo gum ki fa nekkoon njiitu réew SFC te mu faatu niki démb loolee itam daañ ko waxtaanee ak kanu xibaar yi Ibrahima Gueye la jiite saafara hépatite Sénégal xam ngeen ne itam dañoo dëgmal bëccëg gu am solo gannaaw ëllëg di dibéer di bés bi àdduna war nga këpp jagleele xeex hépatite li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye la fas yéene doon ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetloo ti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias ziar leen bu baax ci aljuma ji xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak tiis wi réew mi yeewoo ca Koumpentoum ka fa jiite woon brigade bu gendarmerie ba dañu ko faat moom commandant Tamsir Sané ndax ci xaaju guddi la ay Samba Boy takku ba dëgër dem bëggoon a amal ay cong ca poste finance diwaan ba ca la ñu dem ñu sox ko balub fetal ci bu mu jokkoo gi beneen commandant di Babacar Faye yor lu jëm ci wàllum jokkoo bi ca gendarmerie mon commandant ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. ginnaaw bi ñu la jaalee tiis bi dal ci gendarmerie dal itam ci réewum Sénégal ak commandant brigade bu Koumpentoum bi ñu ay Samba Boy faat ndax mën ngaa dellu siwaat ci xew-xew bi ak mbir mi fan la toll jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal donc effectivement naqar bu tiis moo dal gendarmerie tey ci suba ay côté 4 heures du matin ci Koumpentoum ndax major Tamsir Sané nga xam ne moom moo doon commandant brigade de gendarmerie bu Koumpentoum bi moom la ay Samba Boy boom ci intervention boo xam ne da ko doon def ak ay éléments parce que Samba Boy yooyu dañoo ñëwoon di def braquage poste finance bu Koumpentoum donc ci intervention bi ci la jotee benn bal bu nga xam ne moo ko lor gendarmerie nag présentement mu ngi yaatal ay opération de sécurisation d'investigation aussi de ratissage pour non seulement jàpp Samba Boy yooyu mais aussi mener enquête bi nga xam ne moom mooy tax ñu xam mbir mi ni mu demee ak ñaata nit la woon exactement ak la ndax jot nañ jël dara ak yeneen fànn yi nga xam ne moom la enquête bi war a feeñal.
donc ñu sant la bu baax ci leeral yi may fàtte ne ñu ngi doon jokkoo ak commandant Babacar Faye yor lu jëm ci wàllum jokkoo gi ca gendarmerie télévision Futurs Médias ci sama kàddu di jaale gendarmerie ci tiis woowu mu dal leen muy faatuk commandant Tamsir Sané ca Koumpentoum ay Samba Boy ñoo ko boom dañoo bëggoon amal congu poste finance ba nekk ca Koumpentoum ca la ñu jukk ngir xeex lu ni mel ñu boom ko li mu ko waxee rek muy commandant Babacar Faye ne lu jëm ci wàllub liggéey boobee ña nga koy wéyal di ca def seen kem kattan ba teg loxo ñi amal jëf ju ñaaw joo jilee jëf yu ñaaw jamono ji ñu nemmeeku ko moo xam fu mu jógee bakkan daal day faatu léeg-léeg bokk na ca la koy waral ay sambabo yu mel nii bëgg a ñëw foqati alali jàmbur wala sax ay nit yu xeex ba ndogal fekk leen ca Alhassane Ba dellu siwaat na ci xabaar bi ku ko dégg daanaka choc la def faat gi ñu faat commandant brigade gendarmerie bu Koumpentoum Tamsir Sané ay bandi yi nga xam ne ñoo bëggoon dajji bureau poste bu Koumpentoum daanaka ñoo ko faat tiiri ko bal pistolet naka noonu moom commandant Sané mu ñàkk bakkanam mu di ab faatu bi nga xam ne dafa ñëw yokku rek ci liste ñi nga xam ne dañ leen faat ci jamono yi ñu weesu ñu ngi fàttaliku sax ci même localité Koumpentoum ci village bi ñuy duppee Kouthia Gaydi ab éleveur buy wuyoo ci turu Abdoulaye Diallo moom itam moo tiire woon bal xaritam bi ñu duppee Aliou Sow mu daal di faatu li leen boole woon mbiru béy la ndax moom jàpp na ni moom mi Diallo dafa subir lii di humiliation ginnaaw bi mu jàppante ak xaritam ci noonu la demee jël pistolet am daal di koy tiire xaritam boobu ca Kaffrine itam ci ay bés yi ñu weesu ab ndaw moo daal di faat yaayam naka noonu itam ca kër Mbay Fall banlieue bu Ndakaaru ab ndaw bu am fukki at ak juróom benn moo daal di faat magam yeneen crime itam yi nga xam ne mën nañ ko citer ci jamono yi ñu weesu mu doon loo xam ne jéggi na dayoo donte sax gouvernement baa ngi def ay jéego lu jëm ci wàllum kaarange ak yi ni mel nekk na liggéey bi nga xam ne liggéey bu yaatu lañ ci war a amal te askan wi ci boppam ñu interpeller leen ci ñu war ci am taxawaay bu am solo ngir fexe ba wut saafara nag ci li nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci jamono ji. Hassan Ba ñu sant la gërëm la des ba tey ci tiis yeeg naqar yi ñu nemmeeku fële ca Njagañaaw moom dañoo gis rek ñetti doomu aadama daal yu am yéene faat seen bopp maanaam xaru ñoom nag kenn ku ne bokkut ak sa morom foo dëkk ka ca njëkk nag waxambaane la boo am ñaar fukki at moom nag dafa dem rek takk daal aw loosam ci biir néegam yeneen ñaar ña ñoom dañu leen mujjee daal sowe laata ñuy faatu ndax kenn ka moom dafa naan wod zawel keneen ka nag moom dafa daal di rek dem tabbi ci ab teen dinañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar xool ba xam ana lan moo waral doomu aadama yooyu bëggoon a faat seen bopp maanaam xaru ñu dem ba tey ci beneen xibaar rek des ba tey ci fële ca Fissel moom nekk ca diwaanu Mbour foofee ak lakk gu métti moom moo am ci benn garage clando démb moom it bi suuf seddee juróom-ñetti daamar ñoom ñoo lakk ba jeex tàkk dawalkat ya ne nag la fa faatu daal lim la fa faatu wala ngeen baal ma la fa yàqu lim bi takku na lool ñu ngi ko xayma ci ay millions yu bare bari xibaar bi nag ki nu ko baaxee di Abdourahmane Diallo ñu dellu rek fële ca Koumpentoum fekki fa Moussa Oumar Gueye nekk toogal fa télévision Futurs Médias Moussa Oumar Gueye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. mu ngoog tiis wala Koumpentoum yeewoo ak commandant bi ñu fa faat ndax mën nga ñoo gën a dellusiwaat ci xibaar nu mu gën a yaatoo. jërëjëf tey jii ci suba ay fajar cuy 3 heures du matin jàpp 4 heures la xibaar bi daal di rot ki nga xam ni moom mooy adjudant chef Tamsir Sané moom mi nga xam ni moo nekkoon commandant brigade gendarmerie ci Koumpentoum ñu daal di nag faat bakkanam ci jamono ji nga xam ni dafa demoon ci benn intervention ci benn poste finance boo xam ni diggante foofu ak poste brigade bi daanaka ay 300 mètres la mais bi ñu yegsee ci béréb bi ay booru 9 heures 10 heures gis nañ ni daal ñi nga xam ni ñoom ñoo ko faat ñooñu daanaka dañu féete woon ci côté poste bi moom fi nga xam ni otoom bi ñu woon pour intervention bi mu génnee fa lañ ko nag daal di sox ay bal boo xoolee ci mur bi foofu noonu sax di ko fa fekk ci juróom-ñetti ay bën yoo xam ne daal daanaka ay fetal lañ fa sox
ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sœurs yi dëkk ci biir mission catholique bi mur boobu nga xam ne moo jàkkaarloo poste finance bi ñoom nee nañu dañu foogoon ni sax ay baaru fer la ñuy dóor ci mur bi mais beneen sœur bi ni que lii ay fusil la fetel lañ ci noonu nag am kenn koo xam ne sax dafa tëb miiru mission catholique bi jaaree foofu ngir tëbaat ci beneen miir bi nekk ci biir bi foofu door bi génn daw leneen la ñu mën a jàpp mooy ginnaaw ki nga xam ne moom mooy commandant brigade gendarmerie Koumpentoum bi ñu faat am na ñeent ñoo xam ne dañ ci am ay gaañu mu bokk ñetti gendarme ak kenn koo xam ne mooy gardien bi nga xam ne moo doon garder poste finance bi muy Seck beneen gardien bi nag bi nga xam ne moom mooy Madieju Sidibé dellu si na bu yaatoo yaatu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllub attaque bi nga xam ni braquage bi fa jot a am démb nee na yegg si nañu ba dugg si nañu ci biir poste bi waaye jotuñu nag mën dévaliser li nga xam ne moom mooy coffre fort bi ci noonu nag dañu mujj daal bi ñu interpellé ñi nga xam ne ñoom ñooy waa gendarmerie bi ñu yegsee loolu nag ci la nag assaillants yi daal di mujj daw ak seen i oto ak seen i moto fi mu nee nii nag boo xoolee buntu brigade gendarmerie bu Koumpentoum daanaka mi ngi fees tepp ak i daamar ay gendarme yoo xam ne ñëw nañu ak kii di njiital diwaan bi Omar Mamadou Balde mi ngi ci biir di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarme yi waaye ci jamono jooju séenaale nañ ci délégation bi kii di médecin chef docteur Bayal bi nga xam ne moom mooy médecin chef région médicale bu Tambacounda di fàttali rek tey jii ci Koumpentoum yeewu nañu ak tiis ak naqar ci fi nga xam ni ñoom ñëpp am nañu seede yu rafet jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy jëm si yàlla ji commandant Tamsir bi nga xam ni bakkanam dafa rotandiku. Moussa Oumar Gueye ñu sant ko gërëm ko ci commandant Tamsir Sané bi jiite brigade Koumpentoum bi nu faat keneen ku faatu di Ahmed Amar xam ngeen ne tey ji ci aljuma ji sànq ca jumaay Point E lañ doon amal levée du corps mu mel ne mbokk xarit wala am di jàmm wala sax ndawi nguur gi seede yëpp benn la Cheikh Diop la ñuy ci àndal ak Pape Sangone Mbaye. mbooloo mi fi teew daal di tënk lépp xarit jegeñaale àndandoo homme politique ba ci sax ñi yëngu ci wàllu diini daal di fi teew ngir rekk daal di gunge Ahmed Amar ci këram gu mujj ñi li di addu ci ki fi jóge tey xamle ni ku baax la woon. ku gis ndaje mi xam na ne réew mi ñàkk na tey ndax li réew mi am lépp a ngi fi tey. sama xarit la woon ma xarit la yàgg na lool ñu ànd bu rafet mu nekk nit koo xam ne daf maa yéene woon bëggoon ma man tamit ma bëggoon ko lool. def kutu lu baax la ak kër ndeyam ak kër baayam yëpp ku ci ne defal na lu baax. doonoon ku daan dimbali doonoon itam ku fonkoon li nga xam ne rek moom moo di liggéeyam waaye itam. doonoon nit ku bari sutura. moom day jëmm la woon joo xam ne kenn mësu koo dégg mu wax loo xam ni lu yàq la wala luy lor nit la wala mu yëkkati jënn jëf joo xam dana ko jëmale ci doomu aadama. fondateur bu Element Sanders doonoon jàmbaar lool doonoon itam koo xamante ni liggéey na lu bari ci mim réew kili dal nay dem naam ak ay projet waaye itam dal na fi bàyyi ab patrimoine boo xamante ni. lu mat a sàmm la. vraiment Sénégal fi mu ko toll woon sore na trop mu yàgg nag liggéey jóge ca suuf ba yegsi ci kaw mooy réalisation yi ngeen gis ak yi ngeen gisul ak yi ngeen dégg. jàpp na ne Sénégal li ñuy dem di faju ji bitim réew ëpp na mu fekk ay Sénégal yu jël benn projet dem ba tagga témbe mu ne da ciy dugal loxoom. pour que sénégalais yi di faju fii ci Sénégal. mu doonoon taaliba murit bokk ci njabootuk Serigne Touba Xaadimu Rasuul kili daal dinay dëddu ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk foofee ca France ginnaaw bu mu amee ab malaise moom Ahmed Amar daal dinay dëddu te waxul benn yoon au revoir ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi entrepreneur ba woon fondateur bu Element Sanders daal dinay dëddu. ñu fas yéene koo denc ci sëkk yu Daaru Salaam. yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko.
amin moom Ahmed Amar ma nga ñoo ngi koy yóbbu ca diwaanu Maam Cheikh Anta Mbacké di Daaru Salaam ca Touba xam ngeen itam ab néewam bi suuf seddee ci la yegsi ci aéroport international Blaise Diagne foofee itam kàddu yi seede yu rafet yu ñu yëkkati jëmale ko ci doomu Bawol bi ayaatam tolluñ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett Papa Fara Ñing ak Thierno Laurent Mendy ña nga woon ca teextub néew ba. xaar bi yàggoon lool. yenn saay mu métti te tiis xarit àndandoo ak jege ñaale kenn mënu leen téye ba bagaasu Ahmed Amar yi rombe ak keesu néew bi foofu ca fret bi nga xam ne nag moo nekk ca aéroport ba li nu mel nekkoon lu métti lool. Extrêmement difficile. On reviendra. Merci beaucoup. nit ku baax doon dimbali ay nit loolu la xarit yeeg am di jaam yi daal di yëkkati wax ko ne nañ Ahmed daal nit ku exemplaire la woon. moom nag nekkoon na nit ku baax ku mën a def lu baax te kenn du ko yëg yàlla mayoon na ko wërsëg tam ay nit ñu bare di dund ci wërsëgam ndax boo demee ba am 1000 et quelques employés nekk nga opérateur économique bu mag fii ci Sénégal. bisu naxaar la bisu tiis la ndaxte Ahmed Amar dafa nekkoon benn si ñun ñëpp benn ci Sénégal kon nag lii ko dal dafa dal Sénégal yëpp ñu ñaan yàlla rek yàlla xaare ko àjjana bi gën a kawaay. jox na ma car médicalisé bu 100 millions ma yóbbu ko Tivaouane mu joxaat ma car médicalisé 100 millions ma yóbbu ko Touba fan yii la ma waxoon ni ma demal Tivaouane nga fal ma devis bi pour ma peinture hôpitalu Cheikh Abdel Aziz. mais xam nga ne kooku bu demee njub la demal. liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca NMA Sandoz jàpp nañ ne lépp lu mu fi bàyyi dañ ko war a wéyal ngir delloo ko jukkal. nag dafa nekkoon un homme généreux ku daan dundal l'islam ku daan dundal ay waa këram surtout ses employés te xam naa ne mébétam bi mu yóbbaale moo di waroon na defar cité NMA Sandoz te yóbbaale nag wax na ni man. Ahmed bu ma deewee usine bi bu mu taxaw na tourné te loolu incha allah usine bi du ëllëg dana tourné. bari na lu nekk Ndakaaru moom moo ko moom te kenn xamu ko moom nag daawul wanewul lool wax dëgg yàlla moom liggéey rek après jàpp njàmbaram. soxnaam ak i doomam nekkuñu woon ñoom kese ndax képp koo xam ne kilifa fii ci réew mi la di àndandoo ak jege ñaale ñëwoon nañu ngir rendre hommage ki nga xam ne doomu Sénégal bu mag la di Ahmed Amar. Ahmed Amar jamono ji ñuy àddoo ña nga koy rob ca Daaru Salaam nag di diwaanu Maam Cheikh Anta Mbacké borom dërëm ak ngërëm ca Touba Mbacké groupe Futurs Médias ci sama kaddu di ko jaalewaat boppam waaye itam di ko jaalewaat askanu Sénégal seede yëpp benn la ci moom Ahmed Amar jiite woon NMA Sandoz. ñu wel xibaar yi mbokk yi wax ci beneen ponk muy ñàkkum ndox dañoo nemmeeku te yenn ci gox yi ci Ndakaaru ay weer a ngi nii askan wi ne robinet tijjiwu fa ba noppi itam bu fekkee ne yeneen gox yi moom am nañu ndox itam ndox ma melokaan ba daal dafa teey seen xel dañ ci ànd ak gëstub Abi Faye ak Modou Diop. melokaanu ndox mi ëllëg na lool seen xel ñoom ñi di yeewoo ci quartier yi nekk terme nord ci wetuk aéroport Léopold Sédar Senghor ak fii ci Almadies loole buñ ci yokkee itam ñàkkum ndox gu tar gi tere leen nelaw. ay fajar la ñuy xëy di root parfois ñu dem wëri di ñaan si cité genre mais fii moom amul ndox moom. ñun daal ci ASECNA moo ñu doon joxoon léegi na aéroport bi dem na. mais parfois léeg-léeg ndox mi day ñëw day xonq et puis itam bu njëkk daawul am problème mais léegi dañu am problème mu ndox de trop. fii ci quartier terme nord askan wi ñoom benn robinet dong ca la ñuy rootee. benn robinet leen fi def mais robinet boobu day xat nit ñi ñëpp fa la ñuy rootee buñ xëyee ay 4 heures du matin la ñuy ubbi robinet ba 9 heures boo demee sax doo am ndox. jur na ay jafe-jafe yu bëri lool. mais léegi daal ni muy def nii dafa xaw a kii daal day manqué lu bëri bëri. waaw te day yéexal suñu liggéey ndox mu xonq mi daal jaaxal na ma daal fan yi daaw ko def mais fan yi da koy def te xam nga loolu tamit baaxul ci santé. ñàkkum ndox mi amatina ci yenn ci quartier Ndakaaru yi askan wi ñoom jamono ji faaw rek ñuy teel a yeewu dagg seenik nelaw ngir mën a am boobuleeg ndox ñu mën a naan waajal itam
seen añ yi ak reer yi waaye mën cee fóot. Habib Faye ñu sant la gërëm la jëri ba mi jiite lu jëm ci exploitation ci SDE moom indi na ci ay leeral nee na nag ndox moom mi jamono ji tax muy ñàkk daal mooy lu jëm nag ci pression démographique bi nga xam ne dafa yokk ba noppi itam ni ñu ko xamee ñu ne ci jamonoy tàngoor askan wi la ñuy soxla ci ndox dafa bari loolee la bokk na ca la mu joxe ne moo ko waral ndox di ñàkk leneen itam lu mu ca teg rek mooy lu jëm nag ci ndox moomu daal ak melokaan bi mu ne melokaanu ndox boobu jarul muy tey xel ndax askan wi fi mu ne nii daal mën nañ koo jëfandikoo te du am benn jafe-jafe ganu xibaar yi Ibrahima Gueye lay wuyoo jiite saafara hépatite Sénégal di nag kuréel goo xam ne rek day toppatoo lu jëm ci wàllu wi Ibrahima ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Adja Fatou maa ngi lay nuyu di la ziar. di gërëm waa TFM. ak ñu leen di seetaan ñëpp. mu ngoog dibeer yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk di bëccëg gi àdduna jagleel xeex jàngoro yi hépatite fii ngeen am kuréel hépatite li ñu koy dégg bari na jàngoro ji mandarga yi tey boo ko doon définir lan mooy hépatite. hépatite soxna si bu ñu ko doon définir dañuy wax na feebar la boo xam ne. buy ñëw li muy indi mooy dafay def li ñuy wax inflammation du foie. wala ñu ne c'est une maladie infectieuse du foie c'est-à-dire feebar boo xam ne bu nekkee ci yaramu nit ki dem ba law ba togg ba pare. mujjanteelam mooy songare si doomu aadama bi. bu ko songee rek ba jàpp ko gañe ko indil ko lu ñuy wax cirrhose wala cancer du foie. loolu mooy feebar hépatite bi. hépatite dina bari na. am na A B C D E ba G. mais li ñu gën a soxal suñu réew tey ñun mooy hépatite B. hépatite B non ñan ak ñan lay gën a sonal jigéen góor xale mag ndaw ñan la gën a sonal. hépatite moom ñëpp lay sonal. mais nag kii nga xam ne moom la gën a yepp mën ko indil problème mooy kii ñu wax le jeune adulte productif. c'est-à-dire mooy ndaw bi nga xam ne dafa toll ci digg dooleem. dem ba toll war a liggéey war a am doom war a am soxna war a am lépp. en général foofu lay gañee nit ki yooyu bu amee rek day fekk ne hépatite bi nekk na ci nit ki ba mu juddoo mais xamu ko. wala bi mu amee entre 0 ba 5 ans mu dugg fa te xamu ko. moo waral bu demee ba am ay 20 ans 25 ans rek. day fekk léegi hépatite bi daf liggéey bi mu war def ba ñor. moment yooyu en général moo tax muy faral di faagaagal xale boobu. muy metti tey situation maladie fii Sénégal boo ko doon wax nan la demee. situation bu metti bu jéggi dayoo. moment bi may wax ak yow fi ñu toll nii. feebar bi dafa am ñaari garab yoo xam ne moo ci dimbali patients yi. benn bi tenofovir la. am na fi wax dëgg yàlla fi ñu toll nii. tenofovir boobu tam ñu si bari tam moom la ñu jël mais am na beneen boo xam ne moom la ñuy wax interféron mooy piqûre bi. interféron bi cher boo xam ne. 159 000 francs lay jar par semaine fanweeri junni. ak juróom-ñeent. ci semaine par semaine benn ay bés bu nekk. bés moom la ko patient bi jël. mais fi ñu toll nii demoon nañ ba def jéego subventionné ko mais bu ñu ko subventionné mu am réduction de prix PNA moo koy mën a joxe wala programme national de lutte contre les hépatites. mais fi ñu toll programme national de lutte contre les hépatites amatu ko ya fa nekkoon sax dafa fa périmé. parce que cher na ñi jëndatuñ ko woon mais recruter ñu patient pour ñu jël ji ko aussi. mais lii fi nekk nii tey mooy garab bi dafa manqué ña ko doon jël fi ma taxaw di wax ak yow tey ba démb. am na patient bu ci def témoignage am garab gi amul te li ci métti mooy garab gi cher bi mu cher boo ko fajoo pendant 6 mois parce que ki may waxal nii fajoogum na 1 million 800 mais depuis semaine passée garab gi dafa jeex amu ko jëlu ko semaine bi passée jëlu ko semaine bi bu ko jëlul. fi mu ne doo fees semaine bi kon day ñàkk traitement bi yëpp 1 million mi si dafa 800 da koy ñàkk parce que il faut mu reprendre traitement bi après. soit il faut ñu lancer un appel aux autorités. lancer un appel au président de la République lancer un appel au programme de lutte contre les hépatites. ku ñu def le tout ba garab googu ñëw dans l'urgence. kooku dafa témoigner waaye du moom rek bari nañ. ñoo xam ne tey fi ñu toll ñoom ñëpp ñoo bokkandoo bii garab gi ñëwee ñoo ko jëlandoo. il y a 6 mois parce que man je suis témoin jëkkoon na am rupture ñu dox ko ñu arrêté ko ñoom ñu ñàkkoon presque ay valeur 500 000 francs ñàkk laa wax de. tey reprendre nañ pendant 6 mois 24 semaines lañ amagum traitement garab gi jeex na. amatu fi léegi ça veut dire que 2 semaines tey fajuñu dañuy ñàkk seen xaalis mais ba pare ñàkk seen santé ça veut dire que li ñu amoon ci résultat lu positif lu baaxoon yépp dafay dégringoler dafay chuter waat. ñu reprendre traitement ba pare bu ñu koy reprendre bu ñu ko indiwul ci semaine bi dans les plus brefs délais dañuy perdre tout l'argent ba pare avoir une santé
qui va dégringoler. kon prise en charge bi lu ñu war a waxtaanee. prise en charge bi bu ma ci wax man damay dem fi nga xam ne moo ëpp solo. parce que prise en charge bi am na fu ñu jëkkee mooy ne d'abord malade yi bari nañ ci dëkk bi mais problème bi mooy xamuñu leen. malade yi parce que prévalence boo ko doon xool boo xaymoon hépatite bi rek. foofu bëggoon naa ñu taxaw ci tuuti rek soxna si. xam nga lu waral loolu. parce que hépatite bi bari na bari boo xam ne. jaaxal nañu ñi soo ko doon xool fii tey Sénégal sur 15 millions aujourd'hui de Sénégalais. dañ naan la 85% yi mos a nekk en contact c'est-à-dire mos nañ am infection bi. hépatite mos a dugg seen yaram te boo ne 85% xam nga mooy ñaari. c'est-à-dire 12 millions de Sénégalais hépatite bi mos a dugg seen yaram. jamono ji ñu koy dund. léegi nag li ci ëpp ci ñoom. dañuy am li ñuy wax une guérison spontanée c'est-à-dire anticorps yi soldats yi suñu yaram ñooy xeex ñu wér mais am na ci 11% yoo xam ne fi ñu tax di wax ak yow ñoom c'est des porteurs chroniques mooy ñi nga xam ne seen bos mu ngi seen yaram te à tout moment mën na yeewu te bu yeewoo fan la jëm ci res bi mooy indi li ñuy wax cirrhose wala cancer du foie. mais li ci gën a metti ci ñooñu ñëpp mooy li ci ëpp ci 2 millions 500 yooyu tey nga xam ne ay porteurs chroniques li ñu ci bari xamuñu seen statut. maanaam bu amoon 500 000 ñooy xam seen statut. te 500 000 sax bari na. foofu laa bëggoon sax ñu def yi moo nekkoon point bi ñu war a bëggoon a aborder waat après. parce que bu ñu xoolee fii jàngoro yi ñu bëri nit ñi duñu teel a xam seen statut lan moo ko waral. waaw mais ñàkk xam bi mooy gestion bu bon nañ ma baal li may wax. attaqué wu ma personne mais gestion bi ñuy gérer hépatite fii au Sénégal moo baaxul. ñu ngi koy gérer. li tax mu am noonu. parce que mooy tey pour nga xam ñen ñoo am hépatite mais il faut nga dépister. la preuve journée mondiale bi ngay wax ne subax jàmm la xam nga si lañ koy fêté te mu ren bi lan la dañ ne en anglais find the missing million c'est-à-dire nañu seeti ji million doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi yor feebar bi toog te xamuñu ko mu war leen lor subax jàmm ñun fii ci Sénégal am na pour ba 2 millions yoo xam ne ñu ngi moom mais xamuñu ko ñu ngi toog seen kër léegi ñooñu dañ leen war a seeti ji mais pour nga seeti leen mais ala kulli ali il faut nga am ay personnel ressources mooy am ci dëkk yi gox bu ne mu am fa une équipe locale bu fa ne di xool hépatite bi ñu mën leen dépister mën leen recruter mën leen faj mën leen dugal ci circuit bi te loolu bokkoon na ci objectif yi nga xam ne moom lañu waxoon programme national de lutte contre les hépatites arrêté ministériel moo ko def arrêté boobu waxoon programme bi ne ko région bu ne def fa benn comité local de gestion benn comité régional ba pare am comité national loolu depuis 2006 ba tey dara amu ci te tey ces jeunes là ñu ngi faagaagal ñu ngi gaañu amuñu benn assistance kon prise en charge bi faaw ñu taxawaat baaxul xam nga lu tax prise en charge pour mu membre daax il faut ñu am un programme fort mooy lan benn programme boo xam ne day am ressources humaines mais malheureusement programme hépatite bii nga xam ne moo ne au Sénégal de en tout cas Afrique ñoo fi jëkk am Afrique subsaharienne ñoo fi jëkk am programme de 2019 na à tey 20 ans am nañ programme mais programme boobu malheureusement c'est vide. très bien daful liggéeyam. donc dañ koy wax te yàlla tax. yaa ngi wax ay paj moo xam ne daanaka àgg na 2 millions te bu ñu deful ndànk nit ki amaana mën na koo ñàkk loolu metti na loolu ci gafaka gi lan nga jàpp ne moom la ñu wax a def pour nag alléger coût bi. lu jëm ci wàllum traitement bi pour alléger coût bi tey mu mën a ne c'est-à-dire il faut que déjà ñu sukkandiku ci ay moyens ak ay jumtukaay yu baax ba pare état bi aussi investir si. parce que il faut que aussi état bi. à travers le ministère de la santé qu'on mette les moyens aussi du ñu jël lépp def ko le programme parce que bu ñu ngañee programme bi kese bàyyi day mel ni programme bi yëpp moo lépp ministère de la santé daf ci am responsabilité bu njëkk bi mooy lan il faut que ministère de la santé ci boppam am poids ñu diriger ce programme là correctement c'est-à-dire su ma ne diriger mooy jox gëddëm programme bi mais ba pare mën ko surveiller jox ko moyen surveiller ko léegi ci loolu pour mu mën ne aussi dafa am loo xam ne moo affaiblir ministère de la santé. rapidement li ko affaiblir depuis départ ministère de la santé même Eva Marie Coll Sow bi fi jaar bi passé loolu léegi xoolal foofu dañu bëgg rek après di ngeen ci mën a waxtaanaat ci seen journée bi. léegi dama bëggoon rek nga ñëw ci solution yi pour alléger le coût rapidement. ñu jeexal waaw léegi xam nga point yooyu. bu ko defee bu leen demee ci journée bi di ngeen ko mën a aborder. donc rapidement rek nga ñëw ci peut-être voilà li indi solution yi mooy. déjà bokk na ci poids yi parce que patient bi boo ko recruter. il faut que mu xam. feebar bi xayma fan la toll ci yaram. te loolu pour nga xayma ko. il faut nga def li ñuy wax un bilan. am na un bilan sanguin. am na des bilans yoo xam ne ay rajo lay doon échographie et consort. te loolu bu ñu ko xaymee tey soo ko joxee benn patient presque day tombé dans les 100 et quelques mille francs. nga jox ko nit ki mu ne amul lu mu ko defee day bàyyi dootu dugg ci circuit bi. donc bilan sanguin bi il faut que ñu xool nu ñu amee benn package boo xam ne dañ koy wàññi. ba pare garab yi mu disponible. à large échelle c'est-à-dire dans toutes les régions. coût bi aussi bokk na ci li ñuy wax charge virale bi. charge virale bi moo tax ñi sonn ñëpp tey sonn parce que charge virale bi Dakar rek la am. Dakar
yeneen régions yi du ko am ku jógee ku nekk Ziguinchor feebar tey pour nga def charge virale il faut nga ñëw ba Dakar te boo ñëwee ba Dakar soit Pasteur ngay dem ou bien nga dem Dantec fa nga ko mën defee. très bien mu nga kon waxtaan bi am na solo Ibrahima Gueye lañ doon dalal jiite Saafara hépatite Sénégal. ñu bàyyi la ngeen dem waajal na xam nañ ne le 28 juillet. incha allah rabbi suba da ngeen fas yéene def nag waxtaan bu yaar mooy bëccëg gi àddina jagleel xeex jàngoro hépatite. jërëjëf ñun tam ñu ngi lay dañu def lu sant lu gërëm rek. parce que offrir nga ñu benn occasion pour au moins ñu mën a exposer yenn problème yi nga xam ne moom la patient yi vivre. ak li nga xam ne aussi mooy problème gestion bi. comme ni nga ko waxee nag subax jaam la mooy occasion bés bi nga xam ne. dañ ko tijji pour patient yi pour adduna bépp. mën a xool nan la ñuy saafaraay hépatite bi comme ni ñu ko tuddee ñun. donc xool yan solution lañ mën a am. aussi poser les problèmes aussi sur la table. pour mën ko solutionner. jërëjëf Ibrahima Gueye lañ doon dalal xam naa nag liñ bëgg a waxtaan yëpp ci hépatite xajul ci xibaar yi te élément yu ñuy xaar bari na ñu leen di wax rek bon courage ci xeex boobu lee xam naa ëllëg ci samedi bi di ngeen mën a gën a yaatal nag géew ci hépatite boobu bi lee ginnaaw suba dibeer ngeen baal moom mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett jërëjëf Ibrahima Gueye ñu weer xibaar yi wax ci leneen ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum mbay mi ma nga woon ca Touba Mbacké ngir sàkku ñaan ci kilifa gi ñu door nawet bi ci jàmm professeur Moussa Baldé la ñuy teewlu kaddu yi mi ngi ko dénk Mouhamed So Diop. Touba seet si xalif général des Mourides ci tuuru Macky Sall ñëw dénk suñu bopp xalif bi wax ko mu ñaanal Sénégal ñu am nawet bu baax naam def na ko samedi bi wees gis nañ ne taw bi sax léegi egg na Sénégal fépp mun naa wax ne fu mu nekk nii ñun taw fu ne Sénégal daal taw bi lañ doon xaar wante jiw moom fu mu waroon egg na fa ñu ko waroon jël nañ ko boo jëlee wàllu engrais aussi maanaam ñun li ñu waroon def yëpp def nañ ko engrais bi presque moitié li ñu waroon dugal ci monde rural bi dugg na li ci des moom ci fan yu néew xam naa dina ñëw pour ñu am nawet bu baax ak rendement yu baax. ñun li ñuy joxe ci jiw ay ndimbal la mais du jiw pour Sénégal yëpp loolu mënuñu ko def am na ay béykat yoo xam ne ñu ngi béy te dañ ci seen semence loolu aussi dañ koy encourager di wax nit ñi. gouvernement du Sénégal chaque année en tout cas li mu doon indi ci jiw ren lu toll noonu la indi jox na ko béykat yi te béykat yi jënd nañ lépp. ñu jógee Touba Mbacké dem ca Mbour Géej ak conseil constitutionnel ak lël ba mu fay amal seq ko ak taskatu xibaar yi ngir dellu siwaat nag ci ab liggéeyam ndax léeg-léeg daal jaxasoo day am wala bokk lëbbajoo ci xel yi moom nag dellu siwaat na ci di ko tax a jóg Madieyna Bakhoum Diallo nekk directeur cabinet bu président conseil constitutionnel kaddu yi mi ngi ko dénk Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. soo xoolee Sénégal ni mu tëddee lépp lu jëm ci droit lépp lu jëm ci politique nit ñi dafa am laajte yu bari yuñ ciy def kon conseil constitutionnel place bi mu am nga xam ne moom mooy gardien peut-être population yi ni ñu tëralee ne noonu la ñu war a dundee ci Sénégal noonu la pouvoir bi war a jógee ci loxo dem ci loxo loolu population yi ñoo ko moom kon suñ dénkee benn institution ne ko yow yaa koy contrôler institution boobu mënut a tëju rek di bind li muy bind jéem tax xam ndax nit ñi ñu ngi xam li tax mu bind li mu bind lu tax mu décider ko moo tax mu ne il faut que mu wax ak nit ñi mais comme mënut a jógee fi mu nekk dem ci ku ne mu jéem a xool institution wala benn acteur non institutionnel boo xam ne ñëpp nangu nañ ne moom mooy relais entre population yi ak institution yi muy média yi mu jéem a am benn ouverture benn ubbeeku bu jëm ci ñoom pour lépp loo xam ne lu technique la lépp loo xam ne lu juridique la mu jéem ko wax ak ñoom pour leeral ko maintenant appréciation yi àtte moom toujours su àttekat amul benn àttekat bu yaakaar ne mun na neex ñëpp parce que ci liggéeyam la il faut mu am ñu kontaan il faut que mu am ñu mer mais loolu taxuñu jóg li ñu tax a jóg rek mooy ku ci nekk xam ne conseil constitutionnel lii lay def te lii moo tax mu def ko li ci des nag après ku nekk moom mooy dem ak xelam
mën a jugee foofu ñu wax ci leneen ak kuréel gi bëgg a ñoŋal rek loolu ñu naan biodigesteur fii ci dendop Afrique bi ñoom nag dellusiwaat nañ ngeen baal ma ci mbir yooyee ndax nee ñu lu toll ci juróom-ñetti réew bokk dendop Afrique bi ñu ngi xool naka la ñuy def ba gën koo ñoŋal ko ngir nekkinu askan wi gën a neex ci noonu dañuy teewlu ma tax si la kay sëtu Guèye Ba. bi ñu doxalee ay programme biogaz boo xam ne da doon def promotion ñi jël ndeefu nag ak ndox ko def ci benn jumtukaay bu xarala bu ñuy wax biodigesteur muy génne biogaz ak engrais. andi tontu ci ay jafe-jafe yu bari sunu sàmmkat yi ak sunu béykat yi am ak sunu yaay yi nekk ci gox-goxaan yi muy lan moom mooy dem taxani mat nga gis boo demee ci Fuuta nga gis soxna soo xam ne dafay yeewu. dox lu war a mat 8 ba 10 kilomètres di taxani mat xale bi léegi nag soxna soos doon taxani mat nga ne ko mbànd ngi nii am nga gaz boo ci dee liggéey boo ko jëfandikoo di nga doo sonn loolu benn mbir la ñaareelu mbir bi moom mooy engrais bi génn ñu jël ko yóbbu ko ci tool bi mu nekk tos boo xamante ni boo doon am juróom-ñetti barigo nga am ñaar fukki barigo ci dugub boo doon am fanweeri barigo nga am lu war a mat juróom benn fukki barigo ci bu fekkee dugub la ci benn hectare loolu day andi tontu ci lépp luy am jafe-jafe ci dundinu àll beeg gox-goxaan yi. ñu wéyal xabaar yi wax nag la xew ca biti réew ak doomu Guinée bi ñu faatoon ca Rouen moom nag fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ca lañ ko faatoon foofee nag ca France tey ji nag lu jege ñaari junni doomu aadama ñu ngi leen di xaar foofee doxub jàmm boobee nag ña ngi cee xaar itam soxnaam ak benn doomam bu leen fàttalikoo nag ab gëstukat la woon waaye itam borom xam-xam di jàngalekat amoon fanweeri at ak benn dinañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen jataayu xibaaru biti réew ba tey ak la xew fële ca Tunisie Mohamed Nasser moo wuutu SFC gannaaw bi mu faatoo niki démb wuutu bi nag wuutub négandiku la tax nag mu wuutu ko fa sartu réew moom moo ni doxalee wala boog moo ni bindoo ndax moom moo jiite loolee ñu naan parlement wala boog pencum ndawi réew ma dina fa toog nag fii ak fukki fan ak juróom ci weeru sàttumbar ndax fukki fan ak juróom ci lañu fas yéene amal jongante palub njiitu réew démb nag la waat jël réew ma gannaaw ba SFC génnee àddina. bu ñu jógee Tunisie ñu dellu si ci Sénégal yër yéenekaay yeeg lañu xëyee Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf Ndakaaru ak banlieue askan wi ko dëkke jamono ji bu ñu toogoon ci nent toj ci ndaxuk jaaxle lu jur jaaxle gi mi ngi ci Vox Populi yëral xët mu njëkk journal bi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne nawet bi dugg si ak taw yi wàcc démb ci dëkk bi moo waral nit ñi ne ñoggo ngir bañ ay loraange ñoom ñëpp lu ñuy ragal moo di taw bi takarnaase inondation yi dellu si waat lu jëm ci ay dégâts ci nawet bi Vox Populi nañu tàmbali na xaat ndax am na benn xale bu góor bu faatu ca Grand Yoff am na it seen nas ndaw su faatu ca Mbàkke Xewar ñoom ñëpp nee nañu courant leen mas ñu faatu La Tribune nañu dégâts yi taw bi jur yamul foofee ne ca Caaroy am na fa benn camion bu saaraan dugg ci benn place multiservice rey fa benn tailleur gaañ fa ñu baree bari ci ñooñee ca jëlee ay gaañu-gaañu La Tribune nee nañu am na ci koo xam ne jigéeni biir la lise ko nañu noonu la demee camion bu toll ci fukki tonne ak juróom-ñaar moo yaboon ceeb saaraan dugg ci agence rey fa benn tailleur blessé fa ñeenti nit ba jëyee ji amee waa ji doon dawal camion bi dafa wàcc daw police ak gendarmerie ubbi nañ ci enquête journal L'Observateur xëy na di enquête ak di gëstu ci mbir mu ko yéem ubbil yéenekaay bi woy politique yi nga xam ne ku ci am lante ak yoon ñaare ci grâce présidentielle ngay mujj ku ci mel ne Karim Wade mi ñu tëjoon kaso président Macky Sall defal ko grâce mu génn atum 2016 Khalifa Ababacar Sall mi ngi ci yoon ngir am grâce li L'Observateur di laaj moo di lu tax ñoom politiciens yi rekk ñooy am loolu lu tax ba citoyen ordinaire yi nga xam ne li ñuy toppee ñee lañ leen di toppee ñoom kenn du leen grâce docteur Moussa Diaw di jàngalekat gëstukat bu nekk ci université Gaston Berger bu Ndar nee na waa L'Observateur ci gis-gisam politiciens yi dañoo def ci seen bopp na ñoo gën nit ñi nit a ngi ku ñu xam lool ci wàllu justice mu di professeur Babacar
Kanté newoon ni jamono juge ca conseil constitutionnel moo xëy di waxtaan ak wàlla Sénégal ci indépendance justice bi lay wax nee na leen fii ci Sénégal amul benn loi bu mën a garantil ab juge indépendance am laatir bi nañu justice su Sénégal bi am na lu ko doy sëkk mbubb ak tubay ak njiit laay ñëpp a ngi toog di ko déglu ak di xaar ba xam ban taxawaay lay amee ci plainte bi ñu ko jox jëmee ko ci Aliou Sall ak Franck Timis enquête dina kay nañu looleet meneen biir la ne Abdoul Mbaye compagnie ya dem ca doyen des juges porté ji fa plainte seen plainte boobee ñaari tànk la taxawee tànkub yoon ak tànkub politique maître Abdoulaye Babou ni ci xët mu njëkku yéenekaay bi ñi porté plainte seen plainte ba lañ ci jublu mooy bëgg a déclencher action publique lu jëm ci appel à témoigner bi procureur de la République bi woote maître Abdoulaye Babou ne loolee dafa amul sax ci droit mode fast track di doxinu wasa gi président Macky Sall ne moom la bëgg ci réew mi Sud Quotidien ma ngay laaj syndicaliste yi ndax ci seen gis-gis Sénégal mi ngi dox ci fast track Sawru Sène bu SAEMS moo ci njëkk a tont nee na ñoom gisuñu ko Mballo Dia Thiam bu ànd gësam nañu yaakaar ju ñu ci wekkoon lépp a yàkkee ko Madanis yi bu SNTS di ñu wax ne fast track gi ay caaxaan la slogan la rek bu ñuy politiquer ñoom politiciens yi ki fi indi waxi mode fast track di président Macky Sall Soleil national xëy nañu ko ndi ci xëtamu njëkk mi ngi taxaw ak ñaar ci xale yi ñu doon sargal démb ci concours général bi ba wax fayit xalaatam ca ndajama ci njàng mi léegi Le Quotidien nañu li mu xalaat ci njàng mekk ni mu gisee école Sénégal moom président Macky Sall làq ko nëbb ko wax na ko nee na niveau élèves yi dafay gën di wàcc journal bi mel ne ku naan ñu waxi président Macky Sall jooje li koy firndeel moo di premier prix en français kenn joxewu ko ren ndax gisuñu ku ñu ko jox leen ma source waa ñu wax ci njëgu courant bi yéenekaay bi nee nañu ginnaaw ñoom waa source bi ñu fi xamle woon ne courant bi ak njëgam ci yokk ko la ñu jëm Mouhamadou Makhtar Cissé ma jiite woon Senelec ca yooyu la jamono weddi woon seen xibaar bi léegi sikki sàkk amatu ci njëgu courant bi yokku na te gaañi yokku njëgu courant bi fasuñu yéene yam foofu ci compteur Woyofal yi la ñu jëm compteur Woyofal yi nga xam ne dañ koo jagleloon néew ju doole yokku nañu ko ne abonnement bi ñu doon defee 4539 léegi mi ngi ci 4997 manque à gagner bu toll ci 70 milliards moom la Senelec di wër moo tax amatul jàmm jeex na ci diggante entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé ak Ferdinand Coly Les Échos nee nañu football katu Sénégal ba woon di Ferdinand Coly kalash na Aliou Cissé bu baax a baax ci ni mu doxalee ci Coupe d'Afrique bi Salif Sané mi dugal bit bi ca final ba journal bi nee nañu wax na ne final beeg ni mu demee bettu ko ndax gisoon na ko ci ay gént nee na bi ñu ne subal final bi moom Salif Sané dafa tëdd mënut a nelaw bi mu demee bay tàmbalee forbët ci la gént jékki-jékki nekk ci digg terrain bi sumbu ay ronxañam di jooy yu metti ci la tiitee ci ay nelaw ni bëreet jóg. Ndiaye ñu lay sant di la gërëm sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dik na leen daje ngoon ci kattan yàlla ci yeneen jotaayu xibaar desandi leen ak programme yi télévision Futurs Médias du ñu tay di ko wax jaa ngeen jëf ci seen cofeel jaa ngeen jëf ci seen kóolute aljuma mubarak